moo di li ñu tudde al ulum al insaniya ñu di ko tudde science humaine. façon biñ ko instrumentaliser moom science humaine yooyu la te mooy ñu def ko loo xam ne dafa mel ni wàllu technique la. nee na erreur gënu ko rëy parce que ulum insaniya daf di xam-xam bu nga xam ne xam-xam yi ñu war a defaree àdduna yépp dafa branché wu ci xam-xam boobu. parce que nee na bu ñu tuddee science humaine normalement science politique war na dugg, sociologie war na dugg, déontologie war na dugg, yooyu yëpp war na dugg ci al ulumul insaniya. moo tax ñoom li ñoo tuddee éducation civique faf sax dootuñu wax léegi éducation civique mais civisme rek la ñuy wax. ñu ne est-ce que nit moo war a nekk ci service su dëkk wala dëkk moo war a nekk ci service su nit. da ngay gis ñu koy soo ci rajo yi télévision yi waaw éducation civique ñuy jël xale yi rek nan ay drapeau bu ñu yëkkati drapeau nga def nii fàtte loo la sa bopp yow te xam ne yow yaa fi bàyyi drapeau bi waaw waaye ñu bëgg la def militaire bu ndaw pour bëgg bu ñu yëkkati drapeau ngay def nii te borom be nit ñiy julli lu la neex nga def. boobu mooy ban ñu yëkkati drapeau nga ne ràtt taxaw ñu yëkkati kàddu yàlla ngay def lu la neex ban sens la am waaw. looloo taxoon Cheikh Mouhamad Abd xool yooyu mu xool contradiction yooyu am ak ni politique dénaturé yépp ak sens bu archaïque bi ñu koy utiliser tax bés rek mu wax waxam ba ni aoudu billahi min alsiyaasa wa min lafdi siyaasa wa min kulli xarfin yulfadu fi siyaasa wa min kulli xayaalin yaxturu bi baali min alsiyaasa wa min kulli ardin tudkaru fiha waaw maa ngi muslu ci yàlla wàcce ma barab bu ñu xam ni dañ faa tuddoo politique. xam nga boo ko déggee noonu rek doo dem parce que dafay dellu ci li Maodo doon wattuloo ci ne pas se tromper sur la rigueur apparente des textes. waaw parce que fahmul kalaam ak fahmul mutakallim bokkul. waaw am na koo xam ne bu waxee bul jéem a firi wax bi seetal ki wax nga natt ko ci sagesse am natt ko ci maturité am ba xam wax bi ndax ni nga ko déggee lool la wala wax bi leneen la. waaw di nga gis ku firi waxu nit rek daan. waaw moo dal jullit yi. waaw moo dal jullit yi. waaw keroog bi sunu borom wàcce aayaam boobule alladina amanu walam yulbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. sunu borom wax ni ku gëm-gëm gu wér te ngëm nga tooñ xajamalu ko dinaa la sécuriser ca biir ngëm nga. waaw te danaa la wan fooy teg sa tànk. bi aaye bi wàcce yonent bi jàng ko mais saxaaba yëpp dañ doon lox
ni kon boye boo ñu noppalu parce que walam yulbisu imanahum bi zulmin kan moo fi dul tooñ fii yonent bi ni leen inna shirka la zulmun adim kon nag walam yulbisu imanahum bi zulmin yaani bi shirkin waaw loolu rek la firi waaw boo gëmee te dendale woo yàlla ak leneen déjà base la boo amee base ba yàlla mën na la sécuriser waaye boo dendalee yàlla ak leneen nag xamal ni risque yëpp commencé na waaw loolooy tax façon bi ñu leen waxoon keroog ci wan leen ni leen li ñoo tudde ay démocratie de principe bokkul ak démocratie de combat laïcité de principe aussi bokkul ak la laïcité de combat mu mel ni nag yooyu yëpp yu combat yi moo xew léegi ndax bu fekkee ni da ngay def sa texte boo xam ne li nga ci jublu rek parce que kii la neexul nga tëralin bu ko bloqué moom parce que xam nga ni li nga tëral du bloqué ñi ci def parce que soxlawuñu ko yëpp ñu tudd ko ci turul ay laïcité que séparation des pouvoirs dugg na fii génn na fi yow def séparation des pouvoirs ba noppi te boo jëmee ci élection nii na sëriñ si taxaw mais dafa am loo xam ne ku ko man kay mënal sa bopp rek bàyyi ñee ak seen mën-mën yow it nga def ak sa mën-mën mooy am ba fipp waaw du Sénégal rek mais fipp muy ca français ak feneen dañuy doxal yu mel noonu waaw loolay tax nag li président arménien bi nga xam ni fa la Jacques Chirac dem seen dëkk tey def fa benn visite d'état dafa waxoon wax bu am solo wax ni il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique waaw lu doy waar la waaw il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique waaw oui parce que armée peuple bi moo ko fi bàyyi kon intérêt peuple bi moom la war a défendre kon bu ñu demee ba politiser armée bi ba nga xam ni dootul servir intérêt peuple bi lu dul ay intérêt ay individu rek lay servir jaratu ko waaye bi ci des it il faut dépolitiser la politique te mooy bu ñu demee ba politique maanaam police bee koy yenn ku leen déranger ñu ne nañu la lakkal ku leen wax dëgg ñu ne da nga tooñ ku def la nga war a def te ñëpp di def kenn waxu leen dara ah ñu ni da nga perturber seen ordre public waaw yooyu bu fekkee ni politique ci cadre bu xat boobu rek lañ ko bëgg doxalee je pense bien que bu fa intérêt ba nekkee it conscience ba du fa nekk waaw te lu fa conscience ba nekkul rek la muy yàq moo ëpp la muy def waaw looloo tax ñu tudd ni pour xam-xam yooyu mën a jëriñ li ñoo tudde al ulum al insaniya li ñoo tudde al ulum al ijtimaiya li ñoo tudde al ulum al siyasiya yooyu yëpp pour mu mën a jëriñ dëgg-dëgg mu ngi ci ñu mën a xam ñaar lan mooy seen rôle ak lan la ñu bokk parce que dañu wax ni léeg-léeg langue dana la may nga dégg lu nga xam ni boo ko jàngee ci beneen langue ba doo ko déggee noonu par exemple ci wàllu tubaab li ñoo tuddee université ak li ñoo tuddee société
xam nga ñaari baat yi boo dégloo ci wax bi bokkuñu fu ñu jógee ci wàllu baat da nga ni université ni société mais bu dee ci arab da nga naan jamia fii ni mujtama fii kon bu dee ci arab ñaari baat ñoo bokk fu ñu jógee bu ci ne dafay complété bi ci des bii dafay travailler ci aara yi bii di travailler ci alaqaat yi waaw parce que réew bu fa xalaat dul génn réew ma sànq waaye xalaat yi itam bu ñu fexewul ba mu orienté nit ñi ci relation yi kenn ku ne téye sa bopp nit ñi duñu dem rek lañ ko def surtout lu mel ni droit lu ko ëpp doole ci dund nit amul bu jëkkoon ci anglais yi madrasatul xuquq dafa daan am nekkul woon faculté mais c'est toute une école boo xam ni li muy jàngale mooy nit nuñ koy yare ba mu xam luy droit am xamit luy droit ñi ci des waaw looloo tax nag فما عرف الأرجاء إلا رجالها وإلا فلا فضل لترب على ترب arab yi ñoo wax ne dëkk boo dégg ñu di ko tudd nit a tax waaye nit ka tax ñu di ko tudd nag la mu daj ba ñu tudd ko wallaay nit ñi xamuñu ko waaw San barakallah dañu wax ni député Adama Diop moo yegg si ànd ak ki mu àndal tabarkalla ñu ngi ko nuyu te di ko sant ci teewaay bi ci turu njaboot yi tabarakallahu MF Prod di chaîne bu leen di gunge ci waxtaanu mag ñi yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf